asalaamaaleykum rahmatullah mbokki internet yu TDV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñu ngi fii ci district sanitaire bu Louga fas yéene ànd ak yéen rek ak médecin chef bi nga xam ni moom moo jiite lii di maanaam district bi war a waxtaan ak moom rek incha allah li delluwaat ci wàllu Covid bi nga xam ni moom moo lëmbee adduna bi. waaye lu jiitu ñuy dugg ci dëgg-dëgg li ñu tax a yëkkati li ñu yëkkati moom mooy Covid bi. dañ koy bàyyi rek mu présenté wu docteur ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga présenté wu ak mbokk internet yu TDV. jërëjëf donc di la nuyu yow it di la jaajëfal ci invitation bi en tout cas di la encourager di leen féliciter man la docteur Kalidou Ba di médecin chef bu district sanitaire bu Louga di profité ci occasion bi aussi di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne. tey ñi ngi seetaan vraiment seen chaîne bi en tout cas di rafetlu bu baax a baax vraiment interview bi. docteur lu ay di njàmbat fi ñu toll nii mooy Covid 19 bi bëggoon nañu xam situation Covid bi depuis première vague ba deuxième vague bi fan la district bi toll ci wàllu liggéey bi. waaw situation bi su ngeen seetloo defe naa bi. Louga mi ngi enregistré première cas le 5 avril 2020 ba bés ni gi tey gii ma leen di wax muy le 24 février su ngeen xoolee Louga enregistré na 386 cas loolu depuis début mbas mi ba léegi mais suñ xoolee ci première vague bi nga xam ne duré na 8 mois entre vraiment avril ba novembre suñ biir district loolu 52 cas rek lañ ci amoon. juróom fukki cas ak ñaar donc su ngeen seetloo donc 334 cas yëpp ci deuxième vague bi lañ ko am maanaam ñetti téeméer yeeg fanweer ak ñeent yi yëpp ci deuxième vague bi et deuxième vague boobu diirewul lu may ñetti weer yi sax matagul parce que février bi deewagul parce que décembre ak léegi et suñ xoolee décembre 40 cas la ñu amoon ñi ñëw janvier am 129 cas et tey suñ xoolee ci maanaam ci février bi ñu ngi ci 154 cas donc soo xoolee deuxième vague bi nga xam ne ñetti weer kese la durée gum maanaam nekk na juróom benn yoonu première vague bi donc mën nañ ne deuxième vague bi dafa gën a laal district sanitaire bu Louga et li ci xaw a yéem mooy que ne dafa mel ni amul tànk ginnaaw tànki kanam la am parce que gis ngeen situation bi. décembre bi ñu ñëwee janvier presque multiplié na ñetti yoon décembre bi février bi aussi deewagul mais gis nañ ne commencé na dépassé li ñu amoon janvier donc tànki kanam la am mais amul tànki ginnaaw. ci tànk kanam yooyu la am amul tànk ginnaaw moo ñu jaaxal lan nga yaakaar moo waral évaluation bi maanaam màgg bi ni muy màggee par rapport ak première vague ba fi ngeen toll woon deuxième vague bi ñëw gën a yéeg ba jéggi dayo lan nga yaakaar moo ko waral. waaw soo xoolee première vague bi gisoon nañu engagement bi ci amoon. ak nit ñi taxawaay bi ñu ci amoon engagement communautaire bi soo xoolee li ñu sauvé woon mooy l'engagement communautaire nit ñi xam na ne feebar bi mi ngi fi commencé di moytu nga gis ku ci nekk aussi jóg dugal ci loxoom que muy leader d'opinion yi que muy responsable politique ku ci nekk dugal sa loxo mais liñ ñu dem ba naagu ba yaakaar ne mbas mi jeex na ci Sénégal ba ci monde bi sax quoi et jékki-jékki affaire yi. dellu si waat ñi fekk ñi ngi bàyyeeku ñii nii gëmatuñ ko ñii nii également respecté wuñ les gestes barrières et tey soo xoolee liñ doon tere ñu ngi koy tere mais terewul ñaa ngi def parce que première vague bi gisoon nañ aussi timit les forces de l'ordre et tout ça répression bi ñu doon def donc dafa mel ni ñi répression bi lañ gën a xaar que wax ak ñoom et je pense que engagement communautaire la du répression ni ñu amee woon tiitaange ci première vague bi defe naa bii lañ waroon a gën a am tiitaange parce que bii maa ngi woon ci situation bi mais pareeguma parce que waxuma la également parce que soo xoolee. ci première vague bi ci juróom fukk ak ñaar yooyu ñeenti décès rek lañ ci amoon ci juróom ñetti weer mais soo xoolee ci deuxième vague bi nga xam ne nu mu tuddati ñetti weer rek la durée. am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñaari décès suñ xoolee également décembre bi ñaari décès lañ amoon
janvier bi enregistré nañ ci 16 décès ci février bi actuellement ñu ngi ci 9 décès et dama ko fàtte aussi ci 9 décès yooyu noonu ma lay wax soo xoolee 6 décès yëpp ci biir Ñomre la. commune bu Ñomre ci mois de février ci commune Ñomre donc sur les 9 presque 67% décès yi ñu am février ci biir commune Ñomre la loolu aussi lu jot a bàyyi xel la donc loolu moom moo tax tey mbir mi am tànk yi nii parce que nit ñi ñi ngi continuer def seeni xew nit ñi ñi ngi continuer parce que bu njëkk su kaa daan am dañuy jël tëj ñëpp voilà quarantaine et tout ça mais tey da ngay gis ku amee feebar bi di nëbbatu parce que ragal nañ ñu ne kër ga wala ñuy joxoñ leen wala yooyu auto stigmatisation boobu noonu ah donc ce qui fait que da ngay gis ku ko am sax nekk ca kër ga ñu lay suivre à domicile ngay continuer def xew pour wan nit ñi ne dara jotu maag wala nanga mais yaa ngay lor et je pense que yooyu aussi tamit nekk na loo xam ne dimbalewul vraiment xeex bi et je pense que looloo gën a aggravé tey situation bi nga xam ne mi ngi. looloo gën a aggravé te man li ma jaaxal mooy ndax nit ñi dëgër bopp gi ñu nekkee dëgër bopp la wala delluwaatul si njiit yi nga xam ne ñoo jiite su ma waxee njiit yi bon du ma ko yemale rek ci ba ñu nee président kese loolu la ñuy yaakaar mais ba ci imam yi wala ñi nga xamante ni par exemple ay royukaay lañ ci dëkk ba ñu nekk nga xam ne dañuy wax ñuy dégg. mais ñoom par exemple bu ñu amee côté boo xam ne si daf leen arranger rek dañ koy défendre sans ñu respecter li nga xam ne mooy mesure barrière yi léegi est-ce que nekkul kon ni jotul ci njiit yooyu ñu xool naka la ñu war di maanaam nan la ñu war di jëfandikoo ci kanamu ñi nga xam ne ñoom dañ leen tëg bët li ko commencé ci kaw ba ci suuf. dëgg la je pense que man am na benn man njiit yi. leader yooyu ngay wax noonu man dama leen di remercier di leen féliciter parce que tey kenn du wax ne waxuñ communiquer nañ wax nañ parce que ñooñu noonu ngay wax que muy imam yi muy les kii religieux gis nañ Touba gis nañ Tivaouane fii nii ci fi ñu nekk ci Louga njiit yi jël nañ média yi wax ñi nga xam ne ay chefs religieux lañ ay Thierno Bachir ak yëpp wax nañ ñun dajale nañ imaam yi luy mat ñeenti yoon et ku ci nekk soo demee sa mosquée sa juma wala leneen li nga fay wax da nga koy enregistrer envoyé ñu ko ñi ngi wax mais nit ñi ñoo amul dégg-dégg et le problème mooy que ne soo xoolee tey mbas mi ñan ñoo ci génn àdduna ñi am plus de 60 ans mais ñooñu ay mag lañ. mais est-ce que soo seetloo aussi tamit mag ñooñu foo tourné ci mbedd mi wala foo leen fekk ñi ngi sol masque mais ci biir kër gi peut-être lañ am beneen comportement mais ci biir kër gi kan mooy dox di leen ko indil xale yi ñoo amul dégg-dégg et je pense que tey li xew ñoom dañ ci am part de responsabilité bu rëy parce que tey soo xoolee dans la rue wala leneen jeunes yi c'est très rare ñoom ngay gis ñu bañ a sol masque soo leen waxee wala ñu jël masque dugal seen poche suñ seenee policier wala soo leen waxee ñu génne masque seen biir poche donc loolu je pense que problème de conscience la et je pense que prise de conscience boobu ci jeunes yooyu la waroon a njëkkee wax nañu ak ñoom et tout ça mais malheureusement ba léegi amaguñ prise de conscience boobu à l'endroit des jeunes et malheureusement ñu ngi porter préjudice vraiment sujet yi nga xam ni am nañ plus de 60 ans vraiment tey gis nga ni ñuy génnee àdduna te mu nekk lu doy waar te ñooñu noonu ñu investir lu bare également ci avenir u jeunes yi nga xam ne tey ñoom ñoo taxaw ne ñett duñ protéger vraiment cette tranche d'âge leneen li aussi ci biir tranche d'âge boobu aussi tamit am na ñoo xam ne ñi également wax nañ leen ñu moytu rassemblement yeeg mais li ci gën a bari ñi ci amee feebar bi wala ñi ci génn àdduna soo interroger dañ naan la dafa demoon dëj wala dafa demoon ngénte wala dafa demoon nàngam donc loolu aussi tamit bokk na ci vraiment li yokku bagage yi ba nga xam ne ni instant bi voilà. xam naa si manière générale sax bu ñuy wax njiit yi du chef religieux yi wala kii rek mais dañuy wax même ba ci ñi nga xam ne si ñoom ñooy yot administration bi côté àdduna bi delluwaat faa nga gis ñoo xam ne ay ministre lañu wala yu mel na ñoom nga gis ñu def benn rassemblement boo xam ne déjà loolu dafay attirer ki nga xam ne si gannaaw la ni kii pourquoi mu koy def di sama patron ci lii. ci sama njiit war ko tere. waaw loolu dëgg la soo xoolee moo tax ma ne la ci première vague bi soo gisee li ñu indil jafe-jafe deuxième vague bi parce que première vague bi ñu demoon nañ ba yaakaar ne mbir mi jeex na fi ba nga gis ñi commencé reprendre peut-être am na ñoo xam ne amuñu woon dégg-dégg bu message yu bi président de la république doon lancé bi mu naan nañ dund vivre avec le virus
dégg-dégg boobu nag peut-être moom moo kiiwul parce que ñi vivre avec le virus dañu pensé dañu delluwaat ci li ñu nekkoon comportement déedéet vivre avec le virus mooy lan nañ respecter les gestes barrières xam na ne mbas mi dana continuer mais nag suñu respecter les gestes barrières ku ci nekk jàpp ne man maa war a aar sama bopp mbas mi amaana dina reculer te du ñu empêcher parce que gisoon nañ première vague bi dañoo tëjoon yoon yi demuñ économie bi gis nañ ñu ci bëri seen liggéey keeg yooyu donc foofu la doon woo nit ñi mais malheureusement le message n'a pas été bien perçu et looloo ñu indil et effectivement parce que soo xoolee ci bi premier vers fin bi gis nga gaa ñi reprendre ñii di dem seen i kiiwu politique ay yooyu donc loolu moo indi woon jafe-jafe yi nga xam ne loolu je suis tout à fait d'accord mais nag n'empêche aussi il faut les féliciter parce que quoi qu'on peut dire ci première vague ku ci nekk génn nga les moyens teg ko sur la table et tout ça pour accompagner vraiment la communauté maintenant nag aussi dafa am fu mu toll foo xam ne fii il faut l'engagement communautaire mooy communauté bi aussi tamit taxaw ne lii kat du chef religieux bi du président de la république du ministre bi moo ñu mën a taxawal xeexal ñu feebar bi il faut que nit ku nekk jàpp ne man maa mën a taxaw xeexal sama bopp feebar bi mu bañ ma dal du policier ba du médecin ba du infirmier du keneen donc loolu tant que amul cette prise de conscience je pense que mbas mi du fi teel a jóge kon ñëpp kenn ku nekk da ngaa war a jël sa responsabilité bopp pour mën a bañ xaar ku lay gis wala di la topp mais yow sa bopp yaa war a jël sa responsabilité bopp li war ci mesure barrière yooyu nga koy def sans sax nga gis kenn gannaaw bi ñu la informé ba pare ci mesure barrière yooyu balaa ñuy ñëw sax docteur dina baax nga fàttali nit ñi maanaam mbas mi ku mu dal si ñi nga xamante ni si par exemple soo ko gisee ci sa yaram rek war nga daw dem kër docteur. waaw je pense que tey li may wax ci suñu wàllum communication tey amul xale bu ndaw bi sax boo xam ne amagul 5 ans ci biir kër gi soo ko laajee lan mooy corona mu wax la et tey soo xoolee li ñu remarqué mooy que ne ñu ci bari dañuy commencer am signes yi mais duñ teel a dem kër docteur et signes yooyu li ci gën a njëkk li ñu remarqué mooy fi ñuy commencer mooy dañuy dem ba dañuy am problème mu dootuñu yëg sentir dara c'est-à-dire problème mu odorat ak problème mu goût dara dootu leen saf ci seen gémmiñ wala dara dootu leen xeeñ même parfum suñ ko defee sax dañ naan parfum bi xeeñu ma mais foofu au lieu que ñu dem duñ teel a dem docteur et foofu soo xoolee même mag ñi nga xam ne sauvé nañ leen ci bi foofu commencé tàmbale lañ daw ñoom ñëw kër docteur et bi ñu démarré traitement bi précocement gis nañ ne ñooñu sauvé nañ leen mais ñi nga ci gis ñi nga xam ne dañuy génn àdduna étape boobu soo xoolee su la commencé dal mën na toog après maximum ay 1 semaine yooyu nga gis nga commencé nag yaram bi di tàng ngay sëqat naan non man dama sonn sama articulation yi day metti mettit bi may yëg ñii dem ba ci kanam commencé naan sama noy gi day fatt wala suñu waxee sax sëqat wala suñu waxee sax seen noy gi di fatt donc loolu noonu lay évoluer donc signes yi donc moo tax ñu naan recours précoce da ci am solo mooy maanaam teel a dem kër docteur mais li ñuy gis mooy nit ki day commencé sax am problème yooyu nga gis ci biir kër ga ñu ne yow li mbaa du corona nga ne dimbale leen ma de corona wu ma nga nekk fa di def say xam-xamu bopp wala dem ca pharmacie ba yónnee ca pharmacie bi ñu jëndal la ay garab yoo xam ne affaire bi dem nag te virus bi ni muy progressé ci biir yaram bi dafa garaaw et looloo indi vraiment et day dem forme grave boo xam ne bi après bon voilà ñun dootuñ ci mën am dootu leen ci mën dara parce que day fekk àgg na foo xam ne c'est trop neex a téekil mais tamit am na benn ci côté communication bi par exemple ñi nga xam ne dañ leen di hospitaliser parfois da ngay gis ñu def ay vidéo di wane te di wax naan ñun kenn faju ñu dañ ñuy teg noonu est-ce que noonu lay demee bu ñu leen hospitaliser la dañ leen di topp di leen jox ay médicaments wala dañ leen di teg noonu rek bàyyi leen foofu ba ñu war dem. en réalité foofu noonu dañ ciy ñëwaat tuuti maanaam vidéo yooyu lu ci bari ay fake news la. am na yu ci am mais en réalité du bàyyi parce que nit ki suñ la hospitalisé parce que ñi xam nga dañoo am culture boo xam ne suñ la nit kaa nga hôpital rek wala téye nañ ko fa rek il faut ñu sampal lay butéel ñu sol la ndox wala sol la leneen wala ay affaires yooyu tant que pikiiruñ wala tant que defuñ perfusion rek pour ñoom faj amagu fa loolu suñ culture la ci wàllum santé alors que du noonu parce que am na tey ñoo xam ne ñi tey
am na seen fii fu muy toll seen noy yi fu muy toll wala leneen amaana sax soo leen perfusé da ngay gën a fat seen noy yi ñooñu da nga leen di surveiller li ñuy soxla après nga defal leen ko mooy suñ demee ba commencé def ay détresse wala yooyu nga mën leen a dollil oxygène parce que problème mu noy yi lay doon xam nga kooku soxlul nga koy sampal ay bouteille ak wala ay nangam donc am na garab boo xam ne protocole boo xam ne moom la ñu utiliser moom la ñu jox nga naan léegi nag nga jege kër docteur ñu hospitaliser la pour au cas où soo naree évoluer wala soo commencé def ay détresse ñu gaaw a agir pour nga bañ a dem ñu bañ a am safaan ba donc loolu la nit ñi war a comprendre mais ñun dañu am culture boo xam ne suñ ne ma nga tëdd hôpital rek ñoom ña ngay xaar samp butéel def ci butéel ba sax su nekkee bouteille kese glucose wala kii te amul sax coloration sax ñu ne butéel ba defuñ ci dara ñoom il faut ñu kii ko ba mu xonq wala ba mu jaune wala ba mu kii ñu ne voilà faju na comme ça loolu suñ culture la voilà donc je pense que loolu il faut que nit ñi aussi arrêté loolu kon ni docteur waxee mbokki téléspectateurs yu TDV mooy que ni da ngaa war a jatu ni ñu naan soccan jatu par exemple suñu la hospitalisé dana tax ñoom ñu jatu taxaw di xaar bu ñu amee benn complication balaa muy graaw ñoom ñu mën ko kar defe naa loolu moom hospitalisation bi kon am na ci solo bu baax même hospitalisation dafa am traitement mais traitement oral la xam nga traitement dafa am traitement oral am traitement boo xam ne beneen bi ay injection la parentéral wala yooyu boo xam ne dañ lay def ay piqûre wala yooyu mais bii mën nañ la hospitaliser pour surveiller parce que peut-être say at fi ñu toll wala peut-être am nga feebar boo xam ne mi ngi lalu ci suuf te ragal nañ ne suñ la surveiller wul mën na ko yëngal et su ko yëngalee te jegewoo kër docteur musiba mën na ci am mbokk yi defe naa loolu leer na mais benn point bi nga xamante ni si encore xaw nañu jaaxal tuuti mooy léegi dañ lay bàyyi ci sa biir kër mais loolu nan ngeen di mën a jëlee ay matukaay ba ki nga xam ne moom la dal du mën a wàll keneen waxuma biir si biti mais biir këram naka la war a mën a comporter woo ba nga xam ni dana sauver boppam mais sauver waale ñetteel waaw soo xoolee prise en charge à domicile boobu stratégie la boo xam ne dañ ko adopté pratiquement ci deuxième vague bi mooy maanaam mais loolu du ku nekk rek la ñuy def traitement à domicile parce que soo amee feebar bi ñun dañuy xool critère dafa am critères yoo xam ne ñu xool ndax est-ce que yow dañ la war a jël en charge kër ga wala dañ la war a yóbbu kër docteur et là soo xoolee pratiquement ñi ñuy jël en charge à kër ga mooy ñi nga xam ne ñi peut-être seeni at yeggul juróom-benn fukk te amuñ benn feebar bu ñu ràññee ci ñoom te aussi feebar bi mu leen duggee aussi tamit ay signes simples la maanaam aggravé wul donc ñooñu dañ naan mën nañ leen jël à domicile mais dañ naan ki am li ëpp juróom-benn fukki at ba pare ñu xam surtout ñu ràññee ci yow ay tension wala ay diabète wala leneen kooku dañ naan dañ koy yóbbu fi ñuy wax centre de traitement des épidémies parce que kooku feebar bi mën na yee yeneen feebar yi ba mu indi ko loraange mais aussi beneen critère boo xam ne bi dañ ko ci kii suñu lay jël en charge à domicile il faut ñu xool environnement bi waxtaan ak yow expliquer la nan nga war a comporter woo ak respect geste barrières yi parce que bul ne rek sama biir kër laa nekk déedéet da ngay takk masque ba soriwantoo ak ñi nga xam ne ñi ñoom nga dëkkal parce que nga bañ a dugganteeg ñoom ci ñi nga dëkkal aussi tamit dinañ ci xool ñoo xam ne ay mag lañ wala am na feebar boo xam ne xàmmee nañ ko ci ñoom ñu testé leen pour que ñooñu même fekkee wàll nga leen ñu mën leen teel a jël en charge fekkee wàll go leen aussi ñu am beneen taxawaay ci biir kër gi ak yow pour que ñu bañ a dugganteeg yow et dañuy xool aussi environnement kër gi ñu xool ndax est-ce que nit ki maanaam ki amee feebar bi ci biir kër gi mën na isolé wu bañ a jaxasoog ñeneen ñi ndax am na néegam boo xam ne moom kese moo fay nekk bañ a jaxasoog ñeneen ñi bañ déclaré ko guéri mu mën a démarrer son traitement donc prise en charge à domicile boobu dafa am critère d'éligibilité du ku nekk rek la ñuy jël en charge à domicile. macha allah am na solo parce que yéen ñi nga xam ni yéen a ngi seetaan di topp chaîne bi di TTV ngeen bàyyi ko xel bu baax kon nii lay demee ku ñu wax ni am nga virus bi rek lii gën mooy buñ la waxee yamal fii nga yam fa loolu mooy gën di nga sauver sa bopp sauver ñeneen docteur xam naa ñi ngi waaj a jeexal waaye du ñu dem mukk te ñëwuñu ci vaccin yi coow yu bari na de lan ngay indi ay leeral ci ñi nga xam ne si ñi ngi lay seetaan di. dëgg la man vaccin yi d'abord damay féliciter le président de la République son excellence Macky Sall parce que tey ñun suñ bokkee ci juróom fukki ñeenti pays ci Afrique ñu bokk ci juróom ñaari pays yu ko njëkk am ci Afrique loolu vraiment dama naan gàcce ngalaama suñu autorité yi et en l'occurrence le président Macky Sall parce que yombul parce que tey même Europe ñi ngi daw ci gannaaw vaccin yooyu pour am ko et di dalal aussi xelu nit ñi xam ne la vaccination tey fi ñu toll ci xeex bi lenn rek moo ñu mën a sauver
mooy vaccin parce que feebar la boo xam ne amul garab li ñu def mooy traitement symptomatique surveillé donc tey vaccination parce que dafa am fu ñu toll foo xam ne il faut que ñu am vaccination pour ñu mën a am une immunité et ñàkk yi nii ngay gis nii parce que coow yi ci nit ñi di wax mooy voilà nan lañ mën a defaree ab vaccin ci diirub nangam. voilà ñeneen ñi di wax naan ay woy vaccin bi wóorul parce que voilà mais damay dalal xelu nit ñi gis nga misaal bu yomb rek soo xoolee effectivement vaccin bu njëkk suñ ko doon defar dafa am ay phase am ay durée quoi. durée mais soo xoolee lu doon indi durée yooyu mooy lan mooy que ne phase yooyu déjà xaalis ba des fois moo doon kii il faut que des fois nit ñi dem wuti ay bailleur wala ay yooyu pour mën a dem ci yeneen phase wala des fois ay comité yi nga xam ne ñoo war a valider ak yooyu des fois ki mbir yee yàgg fa ci set mais soo xoolee mbas mi àdduna bépp la lal ñëpp a jël seeni ressources ñëpp mobiliser wu pour wër ab vaccin boo xam ne moo ñu mën a génne ci guuta gi mais loolu ala sago mu gaaw lu fukki nit kay sot moo gën a gaaw a daane que li kenn nit songu donc il faut que nit ñi xam loolu donc ci gaawteel boobu noonu bu ci nit ñi def amalgame en réalité c'est tout à fait normal et c'est prouvé scientifiquement et soo xoolee tey maanaam vaccin yooyu tey am nañ juróomi vaccin yoo xam ne ñoom la ñuy circuler ñoom la OMS organisation mondiale de la santé ñoom la homologué et soo xoolee ñun vaccin Sinopharm bi moom la ñu utiliser au Sénégal mais vaccin yooyu yëpp dañ koo saytu et OMS ne vaccin bu ci am mooy bu chinois bi. waaw mooy bu chinois bi Sinopharm et boobu c'est un vaccin inactif maanaam virus la boo xam ne bu inactif la mënul du répliquer wu wala affaire yooyu su duggee aussi tamit day dimbale organisme bi mu mën a développer ay anticorps nga xam ne virus bi heure bu duggee ci yow anticorps yooyu dina ko mën a song ba feebar bi du la faagaagal soo xoolee ay Pfizer ay Moderna yooyu yëpp ay vaccin à ARN la messager yooyu yëpp aussi mënul dugg sa biir yaram ba créer une réplication virale donc luy saytu la dafa xóot scientifiquement parce que fekkoon tey ay scientifique laay waxal mën nañu expliquer mais il faut que nit ñi jàpp ne li ñuy dugal vaccin bii ñu indi lii sens la pour Sénégal parce que pays yu bari ñi ngi daw ci gannaaw vaccin yi ba ci Europe amuñ sax lu doy bañ mën a vacciner seen askan yëpp donc tey ñun suñ bokkee ci ñi ko njëkk am defe naa sant yàlla la et nit ñi nañ fagaru et tout ça xam na ne vaccin yi su ñëwee ku ci war a ñàkku demal ñàkku ji actuellement gis nga fekkoon tey vaccin buy loraa la est-ce que tey ñun docteurs yi dinañ ko njëkk a ñàkku exemple la quoi. exemple la tey docteurs yi ñun suba ñu tàmbale gis nga Dakar démb tàmbale nañ naan bay sa wew tànk la bay sa wow tànk ñun kan moo ñu gën a exposé wu ci mbas mi ci lu wér kay parce que chaque jour ku jaaxle ci ñun ngay ñëw ak pharmacie yeeg yooyu tey ñoom la ñu njëkk ñàkku donc loolu rek war na dalal xelu nit ñi te ñu bàyyi vraiment parce que réseaux sociaux yi moom nañ bàyyi lu ñu ci gis rek ne dëgg la parce que ñi yàq ñoo ëpp ñi defar dafa am ñoo xam li ñuy wut mooy seen koom rek moo leen yitte très bien maanaam li ñu daggee lii dugal ko bu ko defee léegi yow ñu mën ko seetaan ba nga xamante ni si sa xaalis dana gën di yokk am ñoo xam ne moo leen yitte mais nañ jàpp ne vaccin yii nii nga xam ne actuellement moom la OMS validé muy organisation mondiale de la santé amul benn boo xam ne di am na ci ñun xel ñaar parce que suñu ci amoon xel ñaar du ñun ñoo koy njëkk jël donc nit ñi nañ xam ne kon loolu doy na sëkk ci médecin chef. et profito aussi di wax ne ñi ngi ñàkk tey personnel de santé bi. waaw foofu laa doon. mooy première. ci biir première phase bi. tey personnel de santé yi suñ paree. ci biir toujours première phase boobu dina ñàkk ñi nga xam ne am nañ juróom-benn fukki at jëm kaw ba pare am tension wala diabète ci première phase bi ñooñu parce que suñ paree nii peut-être fii ak 2 semaines wala 1 semaine ñeneen ñooñu. yaakaar nañ ne ñoom it aussi su vaccin yeneen ñi ñëwee dina ñàkk ñooñu nga xam ne tey am nañ lu ëpp juróom-benn fukki at mais amee tension wala diabète loolu nañ ko identifier suñ paree ci ñooñu aussi ci deuxième phase bi dina ñàkk ñi am diggante fukk ak juróom-ñeenti at ba juróom fukk mais ñu xàmmee ci ñoom ab feebar tranche d'âge boobu di fukk ak juróom-ñeent ba juróom benn fukk ñooñu dinañ leen ñàkk mais ci ñi nga xam ne ñi
xàmmee nañ ci ñoom ab feebar boole ci aussi ñi nga xam ne am nañ lu ëpp juróom-benn fukki at mais amuñ benn feebar donc loolu mooy deuxième phase bi et ñooñu loolu war nañ ko def d'ici fin 2021 incha allah ci Sénégal donc ça dépend ci disponibilité. am na solo trop yéen ñi seetaan ci seen chaîne bi di TDV docteur yaakaar naa li mu fi leeral am na solo lool léegi ñun fi ñu tolloo ak yow mooy ci côté sensibilisation bi fan ngeen si toll. waaw sensibilisation je pense que tey li ngeen di def nii ci la bokk moo tax vraiment dañ leen di jaajëfal parce que fi ngeen mën a yegg peut-être suñ tànk mënu fa yegg donc moo tax dañ leen di jaajëfal et dañuy continuer toujours di sensibiliser et tey je pense que ku nekk relais nga ku ci nekk ci ñun relais nga acteurs communautaires yi maa ngi profité di leen remercier les techniciens infirmiers yeeg sages-femmes yeeg médecins yi ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier surtout ci biir district sanitaire bu Louga parce que gis nañ taxawaay bi ñu am gis nañ ne aussi par rapport à la sensibilisation et tey ñi ngi continuer di wax dans les médias ci rajo yeeg yooyu leneen lii tey soo xoolee yenn acteurs communautaires yi ay waa service d'hygiène ñi ngi def ay li ñuy wax ay visites à domicile di dem di waxtaan ak nit ñi di leen won aussi yan comportement la ñu war adapté ci biir kër gi raxasu beeg ak masque beeg ak yan matukaay la ñu war a jël ci biir kër gi aussi ba mën a xeex mbas mi ñun ñi aussi tamit ñi ngi continuer di wax et gis nañ ne aussi tamit association yu bari gis nañ seen engagement vraiment di ci seen ku ci nekk ci domaine bi nga nekk nga contextualiser jéem a vraiment utiliser sa domaine pour mën a wax ak vraiment askan bi donc sensibilisation moom ba léegi jóguñ ci ñi ñaa ngi sensibiliser maintenant li ñu ñaan rek mooy yàlla na nit ñi am dégg-dégg bi. lu delluwaat ci wàllu vaccin yi mi ngi en place fi mu nekk nii Louga. vaccin yi yegsi na dès demain incha allah ñun Louga danañ tàmbali vaccination bi incha allah. incha allah docteur avec le personnel sanitaire. yan kàddu ngay mujjee. kàddu yi may mujjee mooy d'abord sant yàlla gërëm surtout vraiment chaîne bi. parce que li ngeen ñu defal tey lu rëy ci ñun la TDV parce que ca njiit la ba vraiment ku ca gën a kii ca service ba ñu ngi leen di gërëm di leen sant parce que li ngeen ñu defal nii lu rëy ci ñun la et je pense que aussi lii mooy citoyenneté donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal aussi mu dem ba nekk voilà ab maison pourquoi pas de presse et yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal di profité ci occasion bi aussi di gërëm comme ni ma ko waxee léegi techniciens yeeg surtout en l'occurrence Boubacar mi nga xam ne tey moo yombal jataay bi donc di ko gërëm di ko sant aussi di leen encourager di leen wax ne buñ mës a décourager nañ continuer vraiment ci engagement bi di woo askan bi aussi tamit ñu accompagner leen pour vraiment xeex bi yomb ñun ñi ñëpp ñu mën a delluwaat ci suñuy activité ku ci nekk aussi mën a delluwaat say activité comme di wax également que ne vaccination baa ngi ñëw nañ continuer di ci gën a sensibiliser ñu bañ a déglu yàqkat yi ñu xam ne tey mbas mi vaccin bi rek moo ñu ci mën a sauver que ngir yàlla nit ñi nañ dem ñàkku ji heure bu vaccin yi yegsee en tout cas di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñooy téléspectateurs TDV merci beaucoup. jërëjëf docteur jërëjëf internet yi ñuy seetaan ci seen chaîne bi di TDV kon mu mel ni rek li docteur wax doy na sëkk ndax tamit saa yoo feebaree ci moom ngay daw ñëw mu war la xoolal sa yaram lu ci xew kon moom itam liñ naan fagaru moo gën faju da ngay fagaru balaa fajoo ñëw loolu la arab di wax alwiqaayatu xayrun min al ilaaj et tamit alxuraan daf ñu jàngal nii wala tulqu aydikum ila tahluka bu leen tax seen loxo ci ëkk kenn rey sa bopp kon alxuraan jëm nañu avertir teel yonent bi salaa salaam jàngal nañu ci début nii ba peste amee bu kenn dem bu kenn ñëw loolu mooy confinement bi ngeen gis rek nañ toog benn place bu ko defee léegi feebar bi mën a toog benn place du déplacé wu su ko defee nga mën a aar sa bopp waaye aar sa morom ndax al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisaanihi maanaam nit dëgg mooy koo xam ni nit ñi mucc nañ ci loxoom du leen lor waaye mucc nañ ci làmmiñam te feebar bi nag bokk na ci loolu ndax soo doxee yóbbu ko keneen ndax sa dëgër bopp yooyu yëpp mën nañu indil ay yoo xamante ni si dañuy gën a gàllankoor gën a yàq li nga xamante ni si mooy suñu liggéey suñu wér-gi-yaram waaye tamit delluwaat si li nga xamante ni si moom mooy suñu économie gis ngeen ni mu taxawee kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di delluwaat di remercier bu baax Boubacar ndax itam borom taxawaay la waaye docteur tamit ci lim ñu yombalal ak jotam gu manqué ndax xam nañ loolu waaye lii lépp dafa nekk loo xam ne seen devoir la ñu war ko def ndax engagement la bu ñu jël ci kanamu population bi ñu ngi leen di jaajëfal leen jox dig daje beneen yoon ak beneen émission incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah